asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk Sénégal salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk Touba salaamaaleykum wa rahmatulah sunu mbokk éleveurs yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme niñ leen ko promettre woon depuis des jours tey ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi dëkk bi ñuy wax Touba dëkku Xaadimu Rasuul Mame Bamba ñu fekk fi ay éleveurs particulièrement benn ndaanaan benn champion mu dëkk fan ci benn quartier bu ñuy wax Daaru Tanzil kooku mooy kan kooku mooy Pape Ndiaye gis ngeen ko ci affiche yi ay jours gis ngeen ko ci publication yi tey nag ñu ñëw ci émission bi nga xam ne émission de dernière génération émission bu dimension bu extraordinaire ñu war a waxtaan ak moom ci élevage am war a waxtaan ak moom aussi ci élevage du Sénégal dans le cadre général waaye mbokk éleveurs yi ngir mu neex damay bàyyi li nga xam ne moom mooy kaddu gi ak émission bi ak sama naataango di Lune Mbaye mu defal leen présentation xamal leen kan mooy ki nga xam ne moom mooy Pape Ndiaye xamal leen aussi fan la Pape Ndiaye toll ci élevage am muy élevage du laadum Lune Mbaye maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax. maa ngi lay nuyu Khadim vraiment di rafetlu sa kaddu yi nga introduire di leen xamal ne Khadim moom mooy benn si suñu correspondant yi nga xamante ne la tey ñoom ñoo nekk si dëkk bu tedd bi di Touba comme ni mu ko waxee nag tey moom ñu fas yéene jàkkaarloog kii di Pape Ndiaye comme ni mu ko annoncé. donc fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne la tey moom mooy càmmam mooy élevage am ni mu koy doxalee ak li nga xamante ne la mooy élevage de manière générale fii ci Touba. donc nes tuuti ñu daal di toog daal di tàmbale waxtaan bi daal di mën a jàkkaarloo ki nga xamante ne la moom mooy Pape Ndiaye ak ñi nga xamante ne la tey moom mooy ay invité. merci donc nes tuut ñu andil leen direct bi fi nga xam ne moom mooy plateforme yi comme ni ma koy waxee saa su ne Ladoum du Monde dafa am ay plateforme képp koo xam ne bëgg nga suivre li nga xam ne moom mooy émission yi daw ci direct bi na nga ko dem kar fi nga xam ne moom mooy Telegram Ladoum du Monde fekk ko aussi fi nga xam ne moom mooy Facebook Ladoum du Monde mais aussi di ñàkk di nga ko am fi nga xam ne moom mooy YouTube Ladoum du Monde donc mbokk éleveurs yi képp koo xam ne bëgg nga xam ki nga xam ne moom mooy Pape Ndiaye na nga ko xaar ci Ladoum du Monde ici à Touba ci quartier bu ñuy wax Daaru Tanzil jaa ngeen jëf donc Lune Mbaye maa ngi lay bàyyi ak plateau bi nga yaatal. waaw jërëjëf Khadim waaw xanaa rek ñu toog tàmbale li nga xamante ne la tey moom mooy waxtaan bi waxtaan bi nag bu mënee nekk bu mënee neex buñ ko mënee suivre ci li nga xamante ne la moom mooy suñu plateforme yëpp dafa am ñoo xamante ne la ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di liggéey bu mucc ayib ñooñu ki ci jiitu moom mooy Baye Zal moom mooy suñu caméraman bi nga xamante ne la moom moo nekk ci ginnaaw di def image yi nga xamante ne la moom ngeen di gis tout le temps ci li nga xamante ne la mooy chaîne bi. keneen ki moom mooy Amadou Mbaye moom mooy transmettre li nga xamante ne la tey moom la ñuy def tey ak di ko def saa su nekk muy ñëw ci li nga xamante ne la mooy Telegram bi. am keneen koo xamante ne la nag moom souvent moom mooy présenté li nga xamante ne la mooy deuxième partie bi muy l'infatigable toujours égal à lui-même Kassoum Kane andi ceeg beneen encore naataango boo xamante ne la moom itamit ci correspondant wu Ladoum TV la bokk nekk fii ci Touba muy Ablaye Sarr waaye balaa ñuy jox kaddu gi ki nga xamante ne la mooy Ablaye Sarr moom nga xamante ne la moom mooy sama co-débatteur fii ci plateau bi damay jox kaddu gi ki nga xamante ne la moom mooy Ndeye Mbili ji ki nga xamante ne la tey moo waral tey ñu toog fii ki nga xamante ne la tey moo waral tey coow li kooku kan la Papa Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waa Ladoum TV waa ji si caaya bi. waaw borom caaya ji. waaw Pape ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. waaw Pape ñu bëggoon rek tuuti rek nga defal ñu benn présentation bu ndaw ci yow sa jëmm kan mooy Pape Ndiaye tey ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu wala ñu ñuy seetaan bëgg a xam kan mooy Pape Ndiaye tey lan nga leen di wax. waaw Pape Ndiaye benn Sénégalais la bu nekk Touba doon ab taalibe Serigne Touba nekk kër Serigne Saliou di dongo si Cheikh Saliou di sant sama gars yi fi toog yëpp nag di yëngatoo fii ci Touba doon am njàmbur fiir nag waaw bu ñëw Bawol di liggéey. waaw jërëjëf Pape Ndiaye
laata ñu lay dellu kàddu bi dañuy jox ki nga xamante ne la moom mooy ki ma doon wax sànq muy suñu naataango bi di Ablaye Sarr moom itamit mu am lum ci sànni nuyoon teg ñi nga xamante ne la ñoom ñooy internautes yi ak téléspectateurs yi avant ñuy jox kàddu gi keneen. waaw jërëjëf Lin Mbaye ñoo ngi fii ci bergerie Touba Lagane ci Daaru Tanzir bergerie Pam Ndiaye mu ànd ak ceeg ay naataangoom ku mel ne Youssou Dione ak ki nga xamante ni mooy Khadim Thiam ñi nga xamante ni dañ leen di jàppale ci bergerie bi Ibrahima Dieng mi ngi noonu parce que tamit bergerie bi dafa am ñoo xamante ni ñu jege Pape ñi ko gën a jege Pape nag staff yi yaatu na lool mais tamit am na ci ñoo xamante ni tey Pape jàpp na ne ñoom ñoo ko gën a mën a waxal ci élevage am ndax Pape moom bitig gi la gën a mënee ci pujum bi. waaw jërëjëf Ablaye Sarr xanaa rek nga jàllale micro bi ci ki nga xamante ne la mooy Youssou Dione moom bokk ci coach nekk ci coach yi xaw ma ndax moom mooy head coach bi maanaam mooy coach bi nekk ci kaw am déet mooy coach général bi waaye Baye Thiaye waxati na waaye waaw kon Youssou Dione acca bokk bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. su yëkkatil kii bi baat bi waaye dafa mel ni xanaa Youssou dañ la naan bul wax ci kaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen waa élevage yéen waa élevage Touba yéen waa Dakar yéen waa Ladoum Sénégal yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di yéen waa Ladoum de Monde yéen ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm ñi fi toog ñëpp ci plateau bi di leen sant bu baax a baax. waaw jërëjëf Youssou kaddu yi rafet na xanaa rek ma jox sama waa ji nga xamante ne la moom nee na bu xiifee du gis kooku mooy kan kooku mooy Khadim Thiam waaw sànq fekk naa ko ci biir ci salon bi Khadim daal tëdd Khadim lu xew Khadim ne man dama xam su ma xiifee du ma wax jekk saa mu xam ne su continuer ma jàpp ko mu naan ma non dama sonn jàpp xarit moo tax ma ne ko saay jàpp naa la ndaxte wax nga li tax munoo wax ak nit ñi Khadim nakay tey. asalaamaaleykum ahlu élevage asalaamaaleykum mbokku éleveurs yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di kontaan ci émission bii ñuy def ci bergerie Lagane waa kër Serigne Saliou Pape Ndiaye. kan mooy Papa Ndiaye njàmbur pire kan mooy Papa Ndiaye ku nangoo liggéey ku xam boppam ku bëgg boppam yàggul dara ci élevage booba léegi ñun ñëpp a ngi koy tooñ mais gëm boppam ak nangoo liggéey moo tax mu agsi fii di mu agsi affaire bi du yàgg affaire bi du yéex a dugg gëm sa bopp la ak liggéey kooku mooy Papa Ndiaye ñoo ngi leen di nuyu ñëpp bien waa Ladoum du Monde. ñu ngi lay fay Khadim kaddu yi rafet na waa tey yow itam présentateur nga. waaw ma lay jox micro bi nga présentel ma ki nga xamante ne la moo toog nii sa càmmoñ. waaw kon ñu présenté kii nga xam ni kenn la ci ñun kenn la ci élevage Touba macha allah ndaw la koo xam ni association bii ñu naan ALET mooy kii gën a nekk ndaw ki ci njëkk a dugg muy Ibrahima Dieng di jàmbaar pire di liggéeykat pire di sama mbokkum géwal waaye nag am métier mu baax di ko liggéey carreleur kii mooy Ibrahima Dieng dañ koy jox micro bi mu présenté wu. Ibrahima xaritu yàlla xalilullahi. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi muhammad kama salayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamina innaka hamidul majid wa sallama tasliman kasira di nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi sunu xalifa général Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla na yàlla guddal aw fanam ba lim fas yéene liggéeyal maam ju baax ji ci dëkk bu tëdd bii di Touba seen borom may ko kattan ak man gi ba mu liggéey ko ca ànd ko ak taalibe yëpp ñoo ngi nuyu ñëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol ki nga xam ne moo jëmmal bis bi di Ablaye Mbéri di naataango ci Ladoum du Monde ngeen ñëw nag ci dëkk bu tedd bii di Touba li Abdoul Mouridine waaye tamit ngeen ñëw ci dëkk boo xam ne nii tamit dëkk la ci dëkk yi kon Ablaye Sarr ñi ngi jël nuyoo bi di ko teg sa loxo bëgg nga wasaareel ñu ko ci mboolem koo xam ne mi ngi seetaan émission bii nii di Ladoum du Monde waaye tamit di nuyu ki nga xam ne moo di Pape Ndiaye ngeen ñëw ci Ladoum bi nga xam ne fii ci élevage bergerie boo xam ne ni mooy Touba Lagane di siyaar ñëpp nag di yamale sama kàddu foofu rek ba beneen yoon incha allah rabbi. jërëjëf Ibrahima kàddu yi tamit rafet na laata ñuy dellu ci ki nga xamante ne la moo waral bis bi di Papa Ndiaye ñu profité ci occasion bi rek nuyu am di jàmm yi ñëw xarit yi tey teewee li nga xamante ne la mooy bés bi ñu ngi nii vraiment sañse bu rafet toog bu jekk ñëw fas yéene ànd ak Pape Ndiaye ngir accompagner ko ci li nga xamante ne la tey moom mooy waxtaan bi Pape. bëggoon tuuti rek nga ñëwal ñu si élevage kañ nga commencé éleveur li nga xamante ne la mooy Ladoum d'abord loolu wax la boo xam ne day ñëwaat toujours
parce que ku ci nekk da nga am sa jaar-jaar boo xamante ne la tey moo tax nga dugg ci laadum yi naam avant ngay dugg ci laadum yi xamoon nga xar nekkoon nga certainement koo xamante ne jege woon na xar parce que ñun ñëpp ci Sénégal tradition bi mooy xar moom presque mun nañ ne kër gu nekk am na xar waaye lan moo la dugal ci li nga xamante ne la mooy laadum. waaw loolu dara neex a expliquer loolu ndax ku ne xam na ni xar moom képp koo gis rek dañ la bi ma nekkee xale soit papa moo la yaay mi ngi ci woon kon loolu déjà point la ci woon boo xam ne si da nga ci commencé di def élevage mais élevage laadum dafa wuteeg boobu élevage laadum métier la métier bu noble la boo xam si ku ne mën na ci yëngatu wax dëgg yàlla ndax dama dégg gaana passion ak amour waaye aussi business ci la bokk. répété waatal ma dégg waxaat ko bamtuwaat ko ma dégg waaye cey sama passion cey waa ji si caay amour waxalaat ma dégg mais business moom vraiment moom moo ko jiitu business moo ko jiitu waaw très bien waaw léegi nag yow wax ñu naka nga ci duggee maanaam tey xam nga tëboo tëb rek ñëw yore laadum am na fu mu jaar ba nga ko gisee ba xam ko ba nemmeeku ko ba gis mu neex la c'est-à-dire que naka nga def ba am ci laadum yooyu au départ gaw ma ko woon ndax ku mel ne Ndiass sama rakk bi nekk fii doon na ko def wax dëgg yàlla mu defoon ma ay daanaka genre comédie laa ko jàppe woon moment bi muy jaay Issa Diaye Ousmane Ndiaye fi la ma fekk bi mu ko waxee prix dama nekk da ngeen a xaru man xaru mu ci 500000 laa ko wax déet waay gaa yaa ngi taxaw fi booba parce que sûr que boo ci mënoon 500000 boobu dinaa jot ndax sama rakk la da yéene na ma ko àll aussi la même chose bi mu defee bergerie bi àll sama rakk moo ko defar ma ne ko yii ay caaxaan la rek xar moom daanaka link la boo xam si boo ci bokk mën a cee jariñu loolu mooy néew kon sama philosophie mais par la suite laa dem foire ba dem seeti Youssou Dione sama xarit bi. sama coach su fekk fa moom xarim ci am yor seen xar yi doy waar xam nga rek li naan l'appât vient en marchant. très bien daanaka foofu la ma virus bi duggee. après bi kii bi foire bi yàlla ma jox benn femelle. ak mu ànd ak doomam ci laa commencé woon. mun nañ xam ban at la. 2018. bi foire 2018 jàllee la. kon yow mun nañ jàpp ne 2018 nga dugg ci xar yi. waaw ay mars 2018 daa xam naa moom la. waaw. nga dugg ci sa coach. ñëw jàppale la si. jox la xar nga daal di démarrer. waaw après étape boobu lan moo ci topp. bi mu la joxee xar en 2018 ba nga commencé après yow lan moo ci topp. waaw jox na ma ko lu yàgg nag. mais li naa wax naan ab éleveur day fonk visite. loolu moom dalu ma woon visite yaakaar naa bu ma commencé mois de mars passé la bi kii bi commencé Covid 19 bi ñu am temps lool daanaka daaw ñu def dara boo wàccee 2 heures 5 heures nga di jël sa oto dem def visite waaye foofu nag au fur et à mesure rek ci la lay virus bi di gën a duggee nga gis xar yi xam ne li nga yor doyul il faut nga renforcer waat des fois nga xam ne bii dafa war a génn bu génnee am na war a duggaat noonu nga doon def rek ndànk-ndànk ba am ci loo xam si xëy na da nga mën a jàpp ne yaa ngi ci biir. période boobu kii Khadim yow période boobu yaa ngi doon nga ñëw fii yow ci bergerie bi nga xamante ne la mooy bergerie Lagane. waaw moment boobu nga xamante ne la sa waay mi ngi commencé. yow ban est-ce que yow lan ban taxawaay nga ci joué ban rôle nga ci joué parce que damay gis ne moom itam mu lay wax sama coach donc déjà kële jox na ko mais yow ci diggante bi lan nga ci jàpp ban façon jàpp nga ci jàpp. waaw comme sa xaritu xarit sa xarit la. fan xamoon naa ko nii marché muy nekk jaaykat ma nekk jaaykat. l'ami de mon ami et mon ami. voilà. bi ma ko xamee nag. après c'est la mesure muy dem ci Youssou di ma fa fekk benn instant ma woo ko moo gis mu bind Xaadim Youssou ma ne ko lii pour lan ma Xaadim Youssou laa la tuddee mu bëgg benn xar ci Youssou jox ko ak doomam par la suite nag comme maa ngi Youssou ñu daan ànd souvent di visiter ay xar moom muy ñëw di ànd ak ñun muy ànd ak ñun fu ñu jëm. su fekkee njëkk na ma pare woo Youssou woo ko ñu ànd su fekkee moom moo njëkk a pare mu jël Youssou jël ma ñu ànd ku njëkk a pare rek jël sa oto ñuy ànd nag noonu di dem léeg-léeg mu gis benn xar ni bii bëgg naa ko am na maa ngi koy wax léegi benn xar bu mu jëlee ci Youssou keroog dañoo taxaw di kaf nii rek ba Youssou jox ko mu ànd ak doomam ci noonu la ñuy demee nag fu ñuy dem léeg-léeg mu ni bëgg naa bii ñu waxaale léeg-léeg ñu gis benn ni ko dugalal bii génneel bii macha allah ba agsi fi mu agsi maanaam moom commencement ba fii may waxee ni maa ngi moom ànd ci élevage. kon léeg-léegi daan nga gis xar di insister pour que moom mu jël xar mi. waaw ndax xar bi ma ko jox tey du moom ko njëkk a laaj ñu bari laaj nañ ma ko mais moom bi mu ñëwee ma ne ko danaa la jox xar mu joxoñ ko te mooy sama mère femelle te comme waxoon naa ko war na maa sàmm sama kaddu Youssou ni ko na la jox bii man leen waa baax na mu génnaat woo ma ne ko dinaa la ko jox mu Youssou ñibbi comme moom it comme dama koy soog a xam dañoo amoon complexe rusante
ma wax Youssou bëgg naa nangam su ma joxee nangam kër dama wax la daal liggéey kër la ma ci jox terrain mi ngi nii 4 millions laa jaayee terrain bi ñëpp bëgg nañ ko comme moom bëgg na man ma bëgg rek mu ni ma doo ma gën a gore jëlal sans condition ma jox ko xar mu jël moo tax maa ngi ci ñaanal fépp élevage am àgg rek yàlla na ko romb waaye jàmbaar la daal. gor ca wax ja. mu nekk les 3 mousquetaires bu nañ ko jàppee noonu. voilà les 3 mousquetaires. les 3 mousquetaires. am na solo. laay. tey nga dégg lii ki nga xamante ne la Pape Ndiaye moom la wax ci début élevage am mu nekk benn jaar-jaar bu yéeme maanaam li tax mu yéeme si li ma jàpp mooy ne moom gëmul woon xaru laadum bi mu ciy dugg wala bi mu koy gis ñeneen ñi nekk si mu jàppee ko ay caaxaan ba dem ne moom si boppam du jëndee xar yenn prix yenn yi ay caaxaan la ginnaaw si nga gis ko mu def ay jéego Youssou jox ko xar gis mu tàggat ko ba léegi fi mu nekk nii moom defe naa ne mos nga Pape. si mos naa ñeme naa léegi. très bien. waaw kon nag Ablaye. ñu bëgg rek nga ñëw waxal ñu ci li nga xamante ne la yow mooy jaar-jaara boobu nga xamante ne la si la jaar beeg si fii mu jaar mu taxaw ni waaw jërëjëf Lin Mbaye man li ma koy wax ci biir question laa koy laaj parce que dafa ne xaru laadum yi liggéey la te début waxam dafa ne woon gëmu ko woon yow Pape kañ nga gis ne xaru laadum yi liggéey la ginnaaw bi nga ko gëmut ba dugg ci kañ nga commencé sentir ne xari ku ko jàpp mën naa doon liggéey. waaw xam nga bi fi nga demee ba xam ni xari liggéey la mooy bu naan xaru laadum xont ba dafa métti daa fekk yoroo xari baax mais bu dee wax li xari li muy métti boo jaayee menn xar mën nga jël xont 1 an kon kooku amul problème benn. deuxièmement aussi bu dee da ngaa jënd xar lu matul 5 jours ki la ko jëndaloon ñëw ne mën naa la ci tegal 1 million kooku kon liggéey la amul beeg passion bi yëpp dëgg la mais lu la laay mën a wax élevage su laadum liggéey la te liggéey bu sell la bu dagan la te ko ne mën na ca jëriñu wax dëgg yàlla tamit aussi création d'emploi la ndax da nga jël ay ñu la ko yoral la sa bergerie gën a yaatu nit ñi di gën a yokk vétérinaire yi dañuy ñëw liggéey jël seen wàll jaakar éléments yi ñëw jël seen wàll kon maanaam secteur de développement la boo xam si kon mën nga see jëriñ waaye daal lu la mën a wax daal li ma gëm mooy xar mu mën a yor gerte 1 an kooku liggéey gënu ko gaanamti te mooy laadum. dëgg la mu nekk élevage nekk business nekk passion nekk business. voilà laay li tax sax mooy xaw a duggaat dama gis ne sama caméraman bu soofal bi mu ngi ñuy def signe ci li nga xamante ne la ci moom la ñu dese ci temps bëggoon rek ñu dugg ci li nga xamante ne la mooy xar yi nga xamante ne la moom la produire xar yi nga xamante ne la moom moo tax ñu wax élevage am xar yi nga xamante ne la moom si boppam nekk na xar yoo xamante ne marqué nañ ko ci élevage am waaw ñu bëggoon rek nga dugg ci jox waaw Lin Mbaye ci foofu laa bëggoon dugg sax ginnaaw bi ma ko laajee kañ la commencé sentir ne xar yi liggéey la ma koy laaj ban xar la njëkk a am ba jàpp ne kii xar bu baax la. waaw man yàlla dogal na xam nga li gars yi naan sama premier entrée daa baaxul dafa maa dal ndax xëy na bu la yàlla dimbalee nga ànd ak ay courses yu baax loolu du la arrivé ndax bu dee bi nga njëkk dugal ba bi nga mujj dugal boo ci bëgg a jaatee ji bu la neexee jaay ko kon yëpp yu baax la mais xëy na it am na loo xam si ba nga ca àgg aussi ca la say visite gën a yokkee lu mel ne daaw bi ma jëndee Ila Touba xëy na booba nin ko dugal si groupe beeg ni xarim tam di foo daan Ila Touba jël na Ila Touba ba ñëw Touba fekk booba ndeysaan moom la maalu si Moustapha Mbacke bi nga ne noo ko tuddee Ila Touba ñëw na Touba ba topp Touba Ila Touba jël na Ila Touba ba ñëw Touba très bien fekk jour boobu la màggal daanu màggalu si Moustapha Mbacke maa ngi siyaar bu baax jour boobu la woon ci la xarim jaani màggal génn na waaye Ila Touba ñëw na bu dëgg wër réseaux sociaux yëpp nag semaine boobu li ma am ci visite yaakaar na mosuma ko am après ci même mois bi ci laa recruté famille boobu ñuy wax Layla ci même mois bi la ñëw wax dëgg yàlla ñaari xar yi moom marqué na sama bergerie di wax si wax dëgg yàlla macha allah. ni ma ko waxee woon dafa tombé ak heure bii ñu nekkoon ci jamonoy mbas mi di soog a ñëw ñu recruter Ila Touba muy ñëw Touba jaar ci APS bi te dajanteeg maalu suñu Moustapha Mbacke bi daanu dajanteeg aras nekk ci digg dëndëm ma ni kii la champion Ila Touba ak aras Ila Touba jël na APS bi ñibbi si Touba kii la champion gars yi àndandoo wax loolu mu may ko benn impact boo xam ni ñun fañ ko doon waxee sax jàpp ñu ne woon dina agsi foofu su ma la waxee ni la xar bi nee na moom bokk na ci li ko
gën a may tur ci élevage man bokk na ci li tax ñëpp gën maa xam suñ ma gisee dañ naan ma waxaatal ma li nga waxoon man leen Ila Touba jël na Ila Touba bi ñëw Touba ñibbi si Touba qui est le champion Ila Touba ak Aras kan moo ci champion bi gars yi topp loolu nag di ko waxantu loolu moo waraloon Ila Touba bi muy ñëw fii mu ànd ak coow loolu ku wax Serigne Saliou nag moo ko jëli woon te Serigne Saliou moom lu mu jëlee yaakaar naa dina barkeel Serigne Saliou Diagne loolu moo waraloon coowul Ila Touba li Lin Mbaye dama koy laaj bi mu commencé am ay visiteurs moom lan nga commencé central ci biir bergerie dafa war a dolliwaat ay femelles pour jaay wala tamit dafa war a tamit téye base de femelles. waaw xam nga koo gis rek day xool la gën mu jëm ko def mooy lu mel ne élevage base de femelle moo ci numéro 1 maal baax na lool mais base de femelle ci lañ léegi ci la ñuy gën a bàyyi xel liggéey bi ndax soo amee maal baax te amoo base de femelle aussi da ngay faussé sa maal ñun yàlla dogal na nag xëy na am nañ yoo xam si mën nañ cee jàpp pour l'instant waaye wax dëgg yàlla bu ñu gisee lu baax dañuy jël. d'accord am nga base femelle yu baax élevage amélioration la. boo gisee leneen lu baax soo ko mënee jël da nga koy jël pour améliorer sa élevage nee nga sooy jaay defe naa ne pour dundal xar yi pour entretenir leen du métti tey temps yëpp ñuy wax ci wax xont bi. loolu mooy question bi nga xamante ne la moom la ñuy tëjee. mu nekk coow lu bari ñi naan waruñu yokk repas bi ñii naan repas bi dafa cher. tey kon yow lan moo ci say gis-gis yow mi di wax ne que soo ci jaayee war nga mën a dundal xar yi est-ce que jàpp nga ne yokk boobu jaar na yoon est-ce que jàpp nga ne dañu war a yokk affaire bi ou bien yow ban alternative c'est-à-dire que ban pexe nga yaakaar ne moom la ñu war a def pour que problème mu alimentation boobu dootul sonal leen. waaw xam nga prix yi yokk gis naa ko bëgg dem ci réseaux sociaux yi ndax sama benn bi may jaay repas a gis mu estati ko ma dugal ko ci groupe yëpp te xaar gars yi réagir mais gars yi xam naa la ma dugal peut-être dañ see bàyyiwul xel waaye laa dama ko commenté lu ba mën ko comprendre ndax damaa gis ñu bind saako bi benn bi 750 bi jëlee xaw ma 500 xaw ma lañ bind mais boobu la mu jubluwoon mooy suñu président association yi foofu la seen liggéey nekk ndax mënoo jiite mbooloom éleveur ñëpp base yu ci yow amoo benn activité booy def bu mën a jëli association mooy président Aboukan mi nga xam naa bu ma juumalee moo jiite ñëpp ak ñoom Baye Bada Dieng mi nga si mooy suñu président secteur ak waa antit gii toog ñoom ñëpp wax dëgg yàlla jàpp naa ne président yi fii la seen liggéey nekk ndax na producteurs yi demee ba gisal ministre bi ba jëm koo teg pression ba mu nangu leen a bàyyi ñu yokk war nañoo mën a gis ministre ñoom ba teg pression ba mën leen a subventionné seen prix ndax secteur bi bu ñu ko bàyyee nii rek wax dëgg yàlla comme neex yokk sa prix wax dëgg yàlla dana xaw a doy waar loolu te ñi éleveurs yi amul ku ci am xaalis dañuy tax xale rek ñëpp a yem. yow amoo xaalis. non xaalis amul gis nga mbir yi sant yàlla fi nekk rek waaye koo fi gis la muy fanaane bu la ko waxoon ngay loolu mënut a nekk waaye yàlla nag daa defa dama adama sutura changé comme romb nga ne kee mën naa ko leb mu lebal waaye wallahi seen koo fi gis même président moo yori ba rawatina keneen suñ président bi mi leen ñaan mooy ngir yàlla nan gis ak ministre tutelle wax ko ak kier commerce bi prix yi nar a yokk nii wax dëgg yàlla buñ ko yokkee nan jëm subventionné saako bi pour nit ñi mën ko jëriñoo mais prix bi mu àgg nii que bu ko yokkee dana métti loolu ci nit ñi wax dëgg yàlla waaw ndax métti na loolu vraiment waaw mu nekk lu am solo moom moo doon li nga xamante ne la moom la ñuy tëjee li nga xamante ne la moom mooy partie bu njëkk bi muy lan wax ji nga xamante ne la wax na ko addu jëm ci repas bi ak li nga xamante ne la mooy taxawaayu ñii di nga xamante ne mooy jiite li nga xamante ne la moom mooy kuréelu li nga xamante ne mooy éleveurs yi kon kaa ñi lii lañ leen fi ameloon ci première partie bi nga xamante ne la tey moom lañ leen fi indiloon mu nekk ci waxtaan boo xamante ne la doxoon suñu diggante ak Pape Ndiaye ak ay am di jàmmam jëm ci li nga xamante ne la mooy élevage am ak li nga xamante ne mooy actualité bi jëm ci li nga xamante ne la mooy wàllu repas bi kon jaa ngeen jëf ne tuuti ñu ñëwaat ci li nga xamante ne la mooy deuxième partie bi cher internaute kon ñu leen di jox rendez-vous fii ak quelques minutes pour li nga xamante ne la mooy deuxième partie bi jërë ngeen jëf. waaw ñu dégg la nga wax lu am solo ci li nga xamante ne la moom mooy repas bi tey mu nekk en tout cas yoon. nekk transition pour ñu dugg ci li nga xamante ne la tey moom mooy actualité bi nga wax ci lu am solo Pape nekk tey ñi nga xamante ne la tey nii defarkatu repas yi jógee ñoom itam dem ci ministre wax ak moom pour mën a aussi tamit dëggal seen bopp ci seen argument yi nga xamante ne la moo tax ñu bëgg yokk repas yi yow jàpp nga ne yow itam au niveau des éleveurs aussi tamit
ñoom ci kuréel yi nga xamante ne moom la ñu bokk ñu leen représenté aussi tamit war nañ ci dox ay jéego def ci li nga xamante ne la mooy liggéey bi ñu ci war a def tey Khadim yow tey loolu ban gis-gis nga si am c'est-à-dire que bi nga déggee coowu repas bi tey gis-gis bi nga ci am ak dégg-dégg bi nga ci am ci coow li am lépp jëm ci yokk bi ensuite yow ban solution moom ngay préconiser maanaam ban solution ngay indi ci li nga xamante ne la moom mooy problème boobu. waaw nga laaj ma laaj bu rafet ma sanc tontu ban xalaat lañ am ci loolu mooy suñu defee association mooy mbooloo mooy doole te ripaas bi ñu yokk bël ba nekk ci àll ba yori nag jënd ko looy yori xar ci àll ba jënd ko ko yori bay jënd ko ñun ñi yor ay laadum ñoo koy jënd comme ñun ñoo koy jënd te suñ ko defaree ñun lañ koy jaay ñun lañ war a wax loo xam ni lu mën a nekk la pour ñu jënd ko suñ demee ba dee chaque jour ñu yokk te duñ ñu avertir jàppee wuñ ñu sax nit ñoo xam ni ay nit yoo xam ne la ay nawle lañ nañ leen ko fi bàyyil solution mënul ñàkk rakkal mi ngi fi gis nañ découvrir nañ beneen compte boo xam ni macha allah gaa yaa ngi ci gis seen bopp lu mel ni petit pois et cetera mais mënoo ni da ngay jaay nit ki te li ngay jaay moo koy jënd su ko jëndul ci yow du jar te chaque instant nga ne da nga koy yokk te du ma la ci neexal gis nga ñun ñiy def li élevage laadum bu ñu yaakaar ndimbal ci état ndax ñoom xam nga lu ñu jàppe ñu yor xaalis xamuñu lu ñuy def ñuy fo loolu lan ñu jàppe ndax jàpp nañu boo xarum 30 millions boo ko waxee ñu ni waxul dëgg soo waxee xarum 10 millions waxul dëgg te ñoom jàpp ñu dañ ñoo war a dimbali ñun nag nit ki dafa am sama sëriñ bu daan wax ku xool bañ takk la ci buum di la diri kenn du la tekki laadum yi ñun ñoo ko yor ñun ñii ñooy def tour di ko jëndante suñ biir ñooy jënd super laadum bi te léeg-léeg sax ñu defaral ñu xontu boo xam ni maa ngi tudd tur xontu boo xam ne dañuy leer ni lii carton ak xotti gerte rek la ñuy defaral ba noppi bëgg ñoo facturer ay prix yi ñu koy jaayee nanu man ko buñ dee wax président association loolu lañ koy dee ndax yow sama président nga dangaa yore xar ma yore xar est-ce que xar yi nga yor moo gën samay xar ëppoo ma xaalis gënoo ma juddu ma jafal ne yaay sama njiit yaa yor sama kàddu saa yu jafe-jafe amee nag nga taxawal ma fu ma munta taxaw wala nga àggal ma fu ma munta àgg loolu la ñuy doyee président ndax bu faar jotee doo yëkkati sa xaalis dañu ko ci defal su ma manqué xar doo jël sa xaalis di ma ko jëndal kon su problème amee ci li ma yore samay xar sa kàddu àgg foo xam ne sama kàddu mënu fa àgg nga taxawuñu nag kaasal ñu ba ñëpp dégg ko ba tax ñu wàññi ko loolu la ñuy doyee président mais waxuñu président yaay suñu président rek suñ jëlee xaalis bi jox la nga dencal ñu lu jot nga wax rek présenté bi maay président te jëriñoo dara association bi xar lu jot ba nga fajal ko compte ju manqué ba nga jëndal ko loolu taxul ñu naan président kon lii suñu président yi lañ ci interpellé ñu kaasal ñu lii ñu wàññi ñu xont bi ndax duñ déggee millions yi rek dee ko dégg rek mais mi ngi mel ni lamb ji da ngay am 1000 licenciés 50 du ci bëri kon loolu doxut fi mu nekk nii 100 millions yi ngay dégg 8 millions yëpp soo defeen tour du Sénégal di élevage mënoo cee génn 40 personnes yu jaay loolu kon loolu laa amoon lu ma ciy laaj. Ibrahima tey nga dégg Khadim li mu wax ne que su fekkee ne gars dañu continuer di yokk moom jàpp na ne dañu war a ut beneen alternative beneen pexe maanaam tey mi ngi wax waxu petit pois mi ngi wax leneen ak leneen te xam ne loolu soo ko bëggee def te sa xam-xam màccul ci loolu léegi dina indi problème ci jur gi parce que pour nga mun a composer loo xamante ne la jur gi bu ko lekkee mu mun a nekk lu équilibré ci moom bañ ko indil ay problème parce que repas bi ñuy def dafa am ay normes yu muy suivre maintenant soo fa bàyyi repas parce que dafa cher nga war a dellu ci li nga xamante ne yow yaa koy créer sa bopp est-ce que loolu du problème muy benn ñaareel bi tey est-ce que waruñu jéem a xool naka la ñuy def pour jéem a régler le problème définitif bañ a jël rek suñu bopp wékku ko ñi nga xamante ne ñooy minorité yi ñu ñuy yóbbu fu leen neex Ibrahima. waaw bi ma nuyoo waat ñëpp rek di ziar ñëpp di rafetlu bu baax ci question bi nga posé mu nekk loo xam ne nii soxal na mboolem éleveur bu nekk ci Sénégal ak lu dul Sénégal ndax élevage bu ñuy wax xaru laadum képp ku ko yor li mu wute xar yi nga xam ne mooy xari caawa yi xar yi dañ leen daa génn di leen yóbbu sardi ñu dem xool nagar mente xool law-law mbarguuf bi dagg ci xam ne moo leen di suural kii nag da nga ko punir ci biir kër gi moom du xam lan nga ko mën a jox yow it doo ko xam am ñoo xam ne ñi ñuy jàng na loolu ba mën a xam ne ripaas bii nii boo ko joxee xar bi dina ko jariñ ci biir loolu ñu topp leen ci loolu di jënd ripaas di ko jox xar yi ay ruminant lan ndax am na ci ñoo xam ne nii boo dee xool base bi nga xam ne moom la ñuy xonte daanaka ngooñ la ndax comme xar yi dañuy ruminer man li may xonte lu ci ëpp
ngooñ lay doon boo dee xool bu ma mën naa ne 70% yi ngooñ lay sotti ripaas mën naa koy jox waaye nekkul loo xam lu ma soxal la waaye nag du man li may dal moom mooy gaar ñëpp ndax am na ñoo xam ne tamit dañuy def sens inverse ndax tamit ripaas dañuy joxe mboq ak bësi ñu dem ba am ñoo xam ne dañu indil ay mélange ñu gis ci seen bopp waaw kon bu ñu jékkee rek tëb naa dana yokk na ripaas bi est-ce que kon du lot ay nit ñi nga xam ne dëkk bi ni mitee ak li nga xam ne daanaka am na ñoo xam ne nii bëgg-bëgg moo leen ci yóbbu di nga gis ñoo xam ne dañuy yor xar waaye duñ mës a jaay di nga gis ñoo xam ne dañuy yor xar bëgg-bëgg bi moo leen ciy neex ban dugg ci comme business la nag am na ñoo xam ne yàlla ngi leen ci suturaal waaye nag li Xaadim wax lépp rek ñi ko waafi ñëpp ko waafiwul lépp kon nag li jot mooy ñun éleveurs yi naka la ñuy mobiliser woo nii ngeen di def yéen waa Ladoum du Monde nekk na loo xam ne lu rafet ndax tey jii lii ngeen di jooytu ci éleveurs yi bu ko ñëpp doon jooytu dina dem ba dina tas dina àgg foo xam ne nii man mënu ma ko faa àggale waaye comme téye naa micro Ladoum du Monde dëkk ma micro dinaa sañ a wax sama xalaat ndax lan képp koo xam ne nii éleveur la bu déggee kii li muy jooytu kat dina mën a dem ba laal seen président kon moom la ñuy interpellé association Alet Baye Bada Dieng ñu ngi lay nuyu au passage keneen ak keneen koo xam ne ni jiite na lu mel ni association ak mboolem éleveur boo xam ne ni sañ ngaa wax ñi ngi leen di yuuxu ngeen gaaw ci lii nii ndax lii kat bu jëmee ci kanam dina nekk loo xam ne ni jafe-jafe rek lay indil éleveurs yi nekk na loo xam lu métti la ndax saako ripaas 9500 8500 10 000 ba 10 500 ñu bëgg koo yëkkatiwaat ci am na ñoo xam benn saako la ñuy dagg sotti ko par jour mais ñooñu ñaata la ñuy def par weer kon est-ce que ñooñu dinañ ko gagné jàpp na ne nag xaalis bi dul jeex nga ci bëgg-bëgg moo ci nekk donte am na ci ñoo xam ne seen borom lañ ci suturaal xamante bi moo ci ëpp solo ndax tey jii xam naa Pape Ndiaye te yàlla dogal na xaw ma ko xara tax ma xam ko ak keneen ak keneen ak keneen noonu lay demee kon loolu noonu buñ ñu ko yàqal te tey jii am na loo xam buñ ñu xuqatalee rek di nga ci gis ñoo xam ne dañuy rasu ndax dëkk bi mitti gu mitti ak jamono ji nga xam ne ñu ngi ci Covid 19 bi kenn génnatul liggéey bi demeetul noonu ñun daal ñu ngi woo ñëpp képp koo xam ne yaa ngi dégg seen kàddu ñu ngi lay woo ñu mobiliser wu xool naka la ñuy def ba lii nga xam ñu ngi ñu koy bëgg a teg mooy ripaas bi ñuy yokk ñu gaaw koo wàccewaat lillahi wa rasuli asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Ibrahima balaa may jox kàddu ki nga xamante ne la mooy Abdoulaye Sarr moo wax ci jàllale la ci ki nga xamante ne la mooy Youssou tey ñu jàpp ne tey alimentation bi gën ci jur mooy gàncax alimentation bu gën ci jur mooy gàncax te loolu Ibrahima wax na ko léegi ci waxam tey scientifique yi ñoom prouvé nañu ne que xar day dund te li muy war a mën a dund mooy li nga xamante ne la moom mooy gàncax bi tey ñun ñu jël suñu bët rek daal di ko teg ci li nga xamante ne la mooy repas bi est-ce que tey ñun waruñu xool li nga xamante ne la mooy avantage bi nga xamante ne moom la ñu yàlla dénk muy li nga xamante ne la mooy fourrage bi jéem a privilégié loolu daal di wàññi li nga xamante ne la mooy xont bi est-ce que loolu nekkul début de solution Abdoulaye Sarr balaa ngay waaw jërëjëf Lin Mbaye jur lim gën a bëgg surtout xar muy junj soit mu nekk mboq soit mu nekk ngooñ soit mu nekk bësi wala dara mais communication bi li tax ñu gën cee farale gouvernement bi dañuy utiliser li ñuy utiliser mooy lan c'est information ci suñu foire yi lañ koy jàllale ndax boo xoolee boo invité ministre des élevages wala mu ñëwal boppam wala mu yebal fa lu ci ëpp ci communication programme bi mu war a tëral ren ci at mi mais loolu tey comme que ñun dañuy utiliser di jàllale information ci ñun tey yoon la bu fekkee lu mel nii dafa am ñun ñu alerte suñ président yi parce que tamit mënoo tëb rek jéggi pax comme que ñun suñ président yi lañ am dañuy wax suñ président yi suñ président yooyu am na ñëw ci benn fédération bu nekk muy fédération bi nga xamante ni muy FENAFO fédéral leen ñoom ñëpp kon kooku tey ki am axe pour egg ak ministre de l'élevage war na koo mën a jooytu li nga xamante ni moom la éleveurs yi di jooytu ndax tamit mbir moo gis dafa am jaaruwaay te tamit mbir moo gis mën koo faj te doo ci xuloo doo ci xase xam nga looy régler ko ci diplomatie parce que tamit ñoom dañ leen di soxla ëllëg nañ fàtte ne nañuy xam ne ñun état bi dañ leen di soxla parce que bu foire yi ubbee kenn ku nekk da ngay bëgg a jote ci ministre bi wala nga bëgg a jote ci ministre de l'élevage ñooñu di la teewal sa foire pour tamit di fa jàllale seen information loolu tamit dafa am solo ci ñun mais tamit ripaas bi nañ xool ni ñu ko gën a mën a jàppale éleveurs yi ban gis ci seen bopp
bu ko defee ñu bokk liggéey bi parce que tamit nan xam ne yarkatu laadum yi ci élevage bi lañ bokk. élevage bi caagan newul ne ñi ci àll bi la ñi ci àll bi moom lañ gën a reconnaître ñi yar laadum parce que boo demee journée d'élevage yarkatu laadum yi dañ fay nekk di taxawaalu ci duñ taxawaalu ci piste bi sax ci bitti lañuy ci pitti la ñuy nekk doo gis ku ci dugg ci base bi ñi ci des ñëpp ñiy yar ci àll bi la loolu tamit dañu gën a war a mën a jox suñu gëdd ñu am accès ci ñoom di leen jooytu di wax li nga xamante ni moom moo ñu métti loolu tamit Lin Bay dañ ko war a am ci ministre bi waaw. am na solo li nga wax noonu Ablaye Sarr rek xanaa rek ma daal di dugal ki nga xamante ne la mooy Youssou di coach ki nga xamante ne la moom mooy Papa Ndiaye moom itamit mu dugg wax ci li nga xamante ne la moom mooy question bi tey Youssou tey dégg nga li ñëpp wax tey Youssou ma delluwaat it laaj delloo la benn question bi ma posé sànq Ablaye moo ne aujourd'hui tey ñun ñu ngi wax waxu repasse. waaw te ñoom argument yu ñu joxe ñu ngi wax waxu Covid 19 ñu ngi wax waxu intrant yi nga xamante ne la sur le plan international lu ñu ko fay jëndee day cher wax waxu transport donc mu nekk ay argument yoo xam ne ñoom jàpp nañ ne ala kulli haalin ñoom loolu mooy tax ñu yokk seen repasse bi te loolu même bu fekkee ne dañ ko ajandi ñoom si la ñu jëm tey ñun est-ce que dañuy toog xaar ba loolu dal ci kaw éleveurs yi wala est-ce que dañuy jéem a ut li nga xamante ne la mooy solution balaa loolu di ñëw. waaw Lin maa ngi lay siyaar bu baax Lin lenn rek moo ko mën a faj ñu mànkoo parce que ñun xont bi ñun ñu koy xontoo ñu ci bëri ñu ngi ci association ñi nekk ci fédération pour mànkoo war nekk benn ku def lu mënut ñu bàyyi boobu moniteur ba dem ci beneen loolu rek mooy tax mànkoo rek moo ko fiy jële mànkoo ñun ñoo ko fi mën a jëlee seen parce que gouvernement bi jàpp na ñun ñëpp am xaalis ba daanaka waxul ci ñun duñ dimbali ñun xooluñu moom yeneen sàmm yi la xool ñun ñii sàmm nii ñoo mën a mànkoo pour mànkoowul loolu du dañ de. daal jàpp nga ne yow daal mbéju kanam borom a koy fajal boppam. moo koy fajal boppam ñu mànkoo rek. mànkoo waaw ku def lu mënul ñu bàyyi la dem ci beneen. dëgg la usines yi bari na. daa nga yow daal maître mot bi daal mooy dajaloo. ko waxee benn baat jëfee yëkkatindoo. kese tóoróondoo. moo loo rek ko fii dindi mànkoo rek dindi ko suñu bopp mais keneen duñ ko dindil. waaw mais ok ñu mujjee ci yow yi Papa Ndiaye tey Papa Ndiaye est-ce que jotul nit ñi di war a dem bay pour jéem a bay li nga xamante ne la tey moom mooy fourrage bu ñu soxla parce que am na possibilité ñu bay fourrage parce que fourrage boobu tey moom mooy mun a permettre tey ñu utiliser lu néew ci li nga xamante ne la moom mooy repasse bi te dina tax aussi tamit bu boobaa même bu ñu yokkoon repasse bi tey dina la mun a permettre sa xar yi dañuy dund bu jaar yoon te doo ci sonn jarul ñu dem uti ay gàncax bàyyiwaat daal di yaatal loolu. waaw xam nga bu dee repasse bi li koy composé dèjà bu dee mboq ba bëri na fi loolu mais matière yi ci des est-ce que état bëgg na cee former ay askanam pour ñu mën koo am ndax bu dee bay rek Sénégal mën na ko mais njort naa ni bañ mu tasaaroo moo waral mu xaw ko kii mu bañ koo bañ a defal askan formation ne bu ñu ko defaloon tey ji ba ñëpp di bay comme ni ñuy bayee gerte ak dugub ak mboq te xam nga ni bu ñu repasse bu baax mboq bëri moo tax ñuy wax te mboq bëri na fi mais li muy àndal anamu ba léegi gisoo kenn ko fa ñu naan jiw waa nga fee feer amul foo ko jëlee loo gis jiw la mënoo dara li ñu mën mooy ñi état defal ay exo ñoo indi seen usine installé sans ñu fay benn frais fii naa nga met loolu état ba mu koy wax jàppale askan wi tax mu wax mais waxula ko pour ngay teg say taxe normal ba pare bëgg a jaay prix normal la état jëndil ci ay taxe donc war a dimbali askan yi ci prix de vente bi parce que usines yi fi nekk yëpp a ci am matière première kenn du fay douane ñoom ñëpp ci bokk yam amul ku fay douane amul fenn loolu état da koo dindi léegi nag la état jublu ci loolu mooy munoo fay douane bëgg a fay taxe léegi taxe si ngay fay prix douane yi dañu ko génneel nee kon fexe ba yow li nga bëgg a yokk buñ kenn dara yokk tim association bi moom dañ taxaw xeex ndax Sénégal loo fi gisee ab xeex dong la di merci am nañ seen kuréel étudiant am seen kuréel enseignant am seen kuréel ñëpp am seen kuréel élevage daal la seen kuréel dëgërul la ko war nag mooy ay njiit nag moom boo mënta jiitu sa mbooloo ci mën a taxaw di défendre fa nga ko war a défendre da ngaa taxaw ni carrément mënu ma leen jiite moo gën ngeen a jiite ceew cur te défendre lu leen dara wax dëgg yàlla. kon nag wax bi am na solo te wax bi benn la saa su nekk bu ñu waxee waxu li nga xamante ne la moom mooy waxu actualité bi di repasse bi li ciy génn lu ci ëpp mooy dajaloo bi li ci ëpp li ciy génn mooy ne
éleveurs yi ñoom ñoo war a jël seen courage à deux mains pour lijjanti li nga xamante ne la mooy seen problème jaaree la ko ci ñi nga xamante ne la mooy njiit yi kon njiit yi chaque fois éleveurs yi dañ leen di interpeller kon nag mu nekk message donc bu am solo tey fii la ñu jaar nag pour ndar kepp li nga xamante ne la mooy deuxième partie bi naam li ci duuf yëpp xajul ci cin li waxtaan bi am na solo mais dañ koy jéem a ajali ba ci yeneen yi nga xamante ne yeneen i plateau pour que gën ko mun a donc yaatal léegi fi mu ne nii dañuy def benn maanaam pause bu ndaw le temps que ñu arrangé waat li nga xamante ne la moom mooy géew bi pour mun a nag léegi jublu si li nga xamante ne la mooy présentation yi nga xamante ne la moom mooy produit yi nga xamante ne la moom la champion Pape Ndiaye produire kon nag gaañ ñi ñu joxaat leen rendez-vous d'ici 2 minutes rek le temps que ñu réglé waat li nga xamante ne la moom mooy géew bi pour mën a indi xar yi. waaye di remercier sama gars yi bu baax a baax nag wax dëgg yàlla ci sooba la ñoo ànd ñoom ñëpp wax dëgg yàlla élevage Touba moom élevage bu neex ndax benn groupe la le groupe bi bare ñëpp benn lan koo ci dem këram daanaka si kër nga nekk gis nga léegi depuis ce matin ñu ngi fii ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci ànd bi ñaan yàlla yàggal ko lool nag te élevage gën a jëm kanam rek ndax lépp moom c'est l'élevage qui gagne. jërëjëf Pape message bi am na solo kon ay ca bokk. asalaamaaleykum mbokki Ladoum du monde asalaamaaleykum mbokki internautes yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu aussi 2630 membres yi nekk Telegram nga xam ne ñu ngi suivre en direct di nuyu tamit waa Facebook di nuyu tamit waa Instagram waa YouTube ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre ci émission bu am solo bi ñuy def ñu ñëw nag ci mini foire bi bu ñu la nee mini foire nag mooy liggéey bi nga xam ne moom moo gën a am solo muy génne xar yi ñu càmmar leen xool leen wax ci ñoom waxtaan ci ñoom xool lu waral ñu recruter leen ak ban objectif la ci borom am Pape Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. ñu indi fi nag benn femelle mband ku ne mband ne standard ku ne standard mu ne diggu doomu gis nañ ne xar bu diggu doomoo amul lu mu mënta jur moom mooy genre femelle yi femelle bii kan la Pape Ndiaye. kii mooy Tigo Kaas di femelu Xaarim Thiam bi ma joxoon mooy ndaadaan li di 100% chef d'état. Tigo Kaas Xaarim Thiam femelle bi yaa ko jaay. femelle bi maa ko jaay. ci ban ligne la bokk. kii 100% de chef d'état. waaw xar bi dama ko bëgg ba mënu ma cee wax xar bi maa ko gën a bëgg Pape Ndiaye jamono yi may wax ndax xar mi. moo ma def millionnaire. Mbaaru daf la nax. mën naa ni nax na ma mën naa ni naxuma ndax xar mi li ne ci moom jógul ci man waaye xar mi moo ma def millionnaire. moo tax ñu dégg la. moo tax ñu dégg ma sama participation ci bergerie bi moo nekk nii. rusuma ko wane fenn ku ñëw li ma leen njëkk a joxoon mooy bii laa ko joxoon. lu tax nga ne 100% chef d'état. waaw ndax moom moo 100% chef d'état. moom moo jur yaayam ba noppi tëbaat ko jur ko moom. yaaye xar mi. chef d'état moo ko jur. ba noppi chef d'état juraat ko moom. kon moom chef d'état ñaari yoon la ba pare léegi-léeg dañuy faral di kaas naan xar bu jaaree yoon boobu dafay faral di indi consanguinité est-ce que gëm nga loolu wala dafa rëcc tëb ko. wax naa ko léegi ci ngoon nee naa leen xar bu ñu fixé su fekkee dem na bomb lay doon day exploser ñëpp dañuy gis ni kii bomb na su taxawee nag day taxaw ñëpp xam ko dafa taxaw mais boo ci fixé mu dem da ngay xam ni kii dem na. lan nga gën a gis xar bi tey boo ma doon jox qualité xar bi tey lan nga may wax. xar mi yàlla na ko catlu ay tegg yàlla na fan yu gudd mais xar bu ñu koy wax xar mi moo tax xar dafa day équilibré doone manqué na LCS doone manqué na hauteur waaye nag xar bu ñu koy wax champion wala champion ca la muy jur a tax. macha allah mu ànd ak mbote bu rafet mbote bi doomu kan la. mbote bi doomu Ila Touba la. Ila Touba moo ko jur. waaw Ila Touba Adja Farma moo ko jur di doomu Darou Salaam Magistrat mooy maal bi nekk ci biir moo jur mbote bi. su ma waxee xar bi dama ci bëgg a développé waaye xam naa xaju ci émission bi xar bi ma ko yoree ak bi ma ko jaayee man jaay naa ci 19 millions. moom ay doomam 19 millions. ak moom bi ma jaayee ay doomam ak moom bi ma ko calculé 19 millions bi ma koy jënd nii la toll 1 million 500. mais est-ce que jàppoon ni saa waaye dafa am lu mu diwu mu doog a ñëw. waaw dafa diw waaye nag daa ñeme poosam it de ñeme na poosam ndax xar mi moo wax dégg naa ci prix yu bari waaye xam nga ni terrain bu toll nii fii ci jànnatu dëkkub Serigne Sali bi 25/20. ku la ko nangoo jox ci xar nga jox ko kooku jàmbaar la de.
macha allah xar bi am na barke yow xam naa ne du ñàkk gars yi di la sonal naan la jox ñu xar bi. ah waaw mais xam nga rek boo amee femelle bu mel nii dafa jaar nga téye doomam moo tax bi mën na xëy taw bi mooy doon mu fas yéene téye bi incha allah. d' accord kon ñu jox gisee xam naa am na lu mu bëgg a laaj. non man c'est presque damay apprécier rek xar mi parce que doom ji dafa saytaane. fee laa taxaw doom ji taxaw di siggi bopp rek di xoolee man nga yow dama yaakaar da ngay xaru xanaa gisu xamoo lu fi jógee sa moromu yaay barki démb dama yaakaar day xaru rek moromu yaay ji barki démb lu fi jógee mais nag femelle dafa nekk femelle yoo xam ni dafay xawoon a raar ci élevage parce que femelle lu ñu ci mënti wax femelle na am LCS ak doole ak kees parce que loolu mooy femelle day jur te doole moo lay permettre ngay denc lu yàgg di mën a jur pendant des années femelle ñu bari ñi nga am ay femelle yoo xam dañuy njool gudd mais day felt parce que seen espérance de vie ak seen production benn instant du dem ni mu war a demee mais comme genre femelle yi ay ñi jurkat lañ ñi benn instant seen mâle day xaw a yomb parce que yor nañ presque à peu près ay 60% yoo xam te mâle bi li mu koy apporter bareetul parce que am na LCS am na kees bu mâle bi indee esthétique bi rek ak hauteur bi jógaat tuuti rek day nekk lu xaw a neex a xool daal. Mbaye Guissé mooy élevage. ndax lii mu wax nii laa bëggoon a wax. kan la lay jox. non femelle bi mën nga ko suté ci façon xar yu nekk damay bañ a tudd xaru jaamur ñu yaakaar ne publicité la non bul waat loolu laa doon bañ a wax. man antal la ma jox yaa ngi booy séeréer. kon boog. eggale ngeen wax dina jàll. macha allah muy lu am solo. ma waxati encore ñu ne wax na kii boo ko xoolee xar bi moom mooy fondement R+4 loo ko teg mën na ko antal li mu soxla maal yokk ko ci moom bariwul muy hauteur kese leneen lépp mu ngi ci moom. ñu dem ci deuxième numéro bi incha allah. waaw kii tëng la mi ngi ci première portée. ban âge la war a am. kii normalement mi ngi soog a dugg 12 jëm 13. kon dafa teel a tëbu kon lan ngay wax ñi naan dañuy bàyyi tëng mu am 10 mois. loolu ay wax la rek ay 10 mois ak yooyu sama xarit yu si doon dégg naa mu wax ko ci suba waaye loolu gëm-gëmam la mais man xar. saa yu yëgee salaire jàpp naa ne daa war a tëbu xar 7 mois bu ko duggee bu yëgee salaire dama koy jox maal mu tëbu ndax musuma gis xar mi nii dafa taxaw ndax daa teel a tëbu. Pape Ndiaye ñu ngi lay ziar. noonu ko sax. Pape Ndiaye kii da nga koo juddul wala da nga koo jënd. kii sëñ Moustapha moom sëñ Mamadou moom moo ko jox. sëñ Moustapha Mbacke. waaw. yow dafa mel ni Moustapha Mbacke sa xarit la parce que jeune mâle ba la itam nee nga moo la ko jox. bii non moom kii laa ko joxoon benn mâle laa ko joxoon ak benn jeune mâle. mu jox ma tëng bi wàcce fi doom ji mooy premier portem. kon tëng bi muy ñëw daa tëbu wala. non fii la tëboo. fii la tëboo ci Ila Touba. waaw doomu xaw. macha allah rafet na Ila Touba daal vraiment mën na production. vraiment production yi rafet. capital génétique bi nga xam ni Khadim wala Youssou Dione kan moo ñu ci mën a expliquer capital génétique xar mi fi mu bokk si yéen ñaar. waaw am na lu ma ci jot a xam xañ na ma wax ci li ma xam. en tout cas daal xam naa ni doomu xawsu la. xam naa ni rakku Fatou Mbaye boobu mu jaay 7 millions la mu ñaamaris moo ko jur loolu moom xam naa ko ci capital génétique boobu la. yaa ngi feeñal sëñ bi de 7 millions la jaayee. 7 millions la ko jaayee. yow wax ñu xam bi yow. Mbaye Guissé kii doomu xawsu la di sët ci Forman. di sët ci Sibéeru. di sët ci Algor. moo nekk nii taxaw waaw. mais xar mi tey boo ñu ko doon tasal taxawal ne nga càmbar xar mi xoolal ñu ko. non xar bi xool naa ko baax parce que xar maa ko fi indi. yaa ko fi indi parce que bi ñu demee si Moustapha beneen bëgg na jox kii seex la woon. mu bëgg ñoo jox seex bi man maa xatraay na bii la ñuy jël. waaw kon xam naa xar bi bu baax. boobu lan moo ci impressionné. non boobu gis naa xar bi gis naa leen ñoom ñaar ñëpp. mais moom nangoon na sax pour jël ba mën na ko bii la ñuy jël. mais lan moo la gën a impressionné ci xar bi ba tax nga taamu ko. non xar bi dina am ay maturation aussi te bokk na fu baax parce que xar bi xale la kii mooy taawam kii dina toll nu ne waaw. waaw parce que effectivement xar bi LCS bi baax na trop. hauteur bi baax na. hauteur bi baax na ñàkk ko te xale la. te xale la. te aussi comme nga yor na benn maal moo xam ne dinañ ko génn si kanam. waaw moom it dina ko mën a. mais maal bi boo xoolee doom yi xoolal doom bi doomu maal bi la. bi njëkk a génn doomu maal bi la. te sama kër boo bari na fa yu mu fa jur muy meer maal bari na maal yu ñuy coow Ila Touba du seen morom bari na maal yu ñu jënd xaalis bi bari Ila Touba mu leen mën. Ila Touba dina dikk. dina dikk. bu ci waxagul. waaw femelle bi Zal jël ma mbote bi xoolal ñu mbote bi. xool mbote bi mbote yu dijji nii ban maal moo koy def mbote yu dijji nii. non mbote bi garaaw na. lan nga mën a si mbote bi. mbote bi 2 semaines. macha allah. Ila Touba la mer. Ila Touba dinañ ko wane. waaw li nga xam ne moo def production bi ah. da ngeen léegi bu soobee yàlla. incha allah waaw ñu ñëw suñu troisième numéro incha allah rapidement mais mbote bi rafet na.
ngeen ni bi yoon ñu ngi indil ñaari tëng ñaari duñ sax ay tëng parce que kii mbote la parce que mbote bu am 4 mois moom du kenn du ko ne tëng mu ngi déparé à partir de 6 à 7 mois mooy koo xam ne commencé na dugg catégorie jeeg tuuti donc ñoom la ñuy présenté tey ana Khadim Khadim xoolal ma kii kan la. waaw jëlal sa micro. kii benn tëng la ci tëng yi nga xam ne ci produit bergerie Lagane bi la bokk. kii bokk na ci bi fi dugg bërki démb ci waral coow li. dañu amoon benn femelle bu doy waar boo xam ni dañ ko yoroon fii ñëpp bëgg ko. ci dogali suñu borom ñu jaay ko Ligue Nicolas mais nag. li may wax élevage continu la Pape ni bala ma ko jaay. damay dugal lu mel ni moom wala lu ko man avant mu ni day encaissé xaalis bi day dem xooli xar bi ñu ko proposé. mu dem xooli benn femelle bu mag dina ñëw bu am LCS bu ñu am yaakaar. moo jur kii. ñu boole leen indi. kii ci femelle boobu la bokk ñu jëlee ko Thiès. xam naa bu Pape ñëwee dina ci gën a développé. ndax moom bi muy ñëw dafa indaale tëb wala da ngeen ko bloqué ñëw ba fii tëblu ko fii. ci non bi mu ñëwee nag ci lendemain bi ñu ekko ko tëbu na ba am 2 mois. kon mooy lii la fi indi. waaw daa ànd ak lii ñëw tëbu. dafa ànd ak lii ñëw tëbu. tëbu indaale 2 mois. kon kii kan mooy bàyyam. kii foofu ñu ko jëndee xam naa ni ku ñuy wax Abo Fall suñu benn xarit waaw surtout préfet Saloum bi la bokk. xam nga xar bi maa ngi ko doon faral mais xaw ma woon fu mu bokk. kii ndaanaan la waxoon naa leen ko 4 mois pile la am mais xoolal gars yi xool leen mbote bi macha allah xool leen mbote bi nu mu mel. nekk mbote bu doy waar fooq sax defaguñ ko mu nekk mbote bu rafet macha allah moom ci côté papam préfet la mais yaay gi lañ xamagul kan la. waaw yaay ji nag xam ci femelle Papi Dieye boobu barki dem bi ma ko dalalee dugal na ko mooy femelle bu mag boobu xam naa ci ñu gisoon Abo Fall dina ci gën a xam waaye ci foofu la bokk daal ci Papi Dieye bergerie Papi Dieye. mu ngi jógee ci Papi Dieye waaw da ngeen koy gën a gëstu rek parce que tëng bi dafay dem ba nekk 100% Saloum. waaw jombul ndax Papi Dieye bari na Saloum. waaw liggéey na ci SIP. liggéey na ci préfet liggéey baaf daf femelle bu doy waar. kon lu fa jógee rek. suñu kii mën nañ koo dàq mu dellu ci mais est-ce que wóoru la ne femelle bi est-ce que nekkul doomu boomel wala mu nekk sëtam. waa jombul. parce que boomel nii la meloon teg. nii la meloon doole rek la ëppoon kii. olof dañuy deret du fet kon boo yow boo xamee boomel xool xar bi tudd ko rek kon am na lu mu ci laal. xam naa boomel gagné na concours. xam naa gagné na concours voilà femelle Papi Dieye boobu. bu weex bi waaw bu weex ba. voilà c'est que boobu boo séema am fixation si moom. boomel boobu maamam man maa ko moomoon maa ko jaay Tidiane Ngom bu Thiès. Tidiane Ngom dem xar bi dem di produire ba boomel juddi moo tax ma bàyyi xel bu baax boomel muy xar bu doy waar fa la bokk parce que boo leen xoolee ñoom ñoo nduroo style léegi nag bët bu ñuul bi mooy sama problème xam naa ci côté. femelle bi dafa ñibbaat kër Abou Kane tëgg bi. magistrat bi la. moo nekk surtout magistrat la. waaw surtout magistrat kon dafa ñibbaat kër Abou Kane. kon dafa laal magistrat ñaari yoon. parce que moo tax dafa delluwaat kër Abou Kane. dëgg la macha allah avenir la bàyyi leen ko xel avenir bu mag a mag a mag. kële nag moom beauté la moom état pur. léegi tëng bi lañ doon bëgg a léegi deuxième tëng bi kii moom tëng la kii moom mën nañ ko catégoriser tëng. waaw Youssou ñëwal. Youssou Dione. waaw. waaw léegi gis nañ ci tëng bu mucc ayib. waaw. loolu ñu mën a expliquer si ay giiram fu mu bokk si ay waajuram. tëng bi bu dee côté baayam. waaw. Daaru Minam la. bu dee côté baayam Daaru Minam la. waaw. Daaru Minam. waaw. Daaru Minam asalem 5. asalem 5 Boy Ngañ. Boy Ngañ Gelwaar. bu dee côté yaayam Saron la Saron King Abu moo ko jur King Abu Mastra moo ko jur. Mastra Cheikh Diop ko jur muy xar yu kenn du laajte. ba moom fi mu bokk moom dafa am ay pièces. kon laal na la ñaari yoon. kii laal na ma ñaari yoon. HLM bi ak ki nga ak magistrat bi yëpp ñaar yëpp man la. kon kay yow sa liggéey nga fi. ba tey day dellu ci Aboukan rek day ñibbi ci Aboukan 100%. ñaari côté mënut a dellu sa kër après. kii day dellu sama kër man kay maa ngi ciy tax. mooy yoon de ah. waaw kii moom bëgg naa ko mais nangu ma koo jox. waaw. kii moom laaj naa ko guddeeg bëccëg. Ndiaye am na benn waay bu nekk fii de bëgg na tënk. guddeeg bëccëg maa koy laaj ke mais nangu ma koo jox. waaw ah déet kii kay laaj naa la guddeeg bëccëg. ñaata. wax dëgg yàlla. maa ngi moom weesu na direct. wax dëgg moom mbay gis naa bu neexee ñu yóbbaale. bu nangoo daal ñu yóbbaale. mën nañ ko. man kay pare naa. wallaay maa ngi moom weesu na direct xam na loolu sax.
kii daal noonu la mel de. Mbaye gisee leeragul de. leeragul ba léegi de. kon baax na. en tout cas kii boo ko yóbboo mu def naa car. waaw nañ leen bàyyi ñu indirect rek waaye am na kuy fecc suñu kanam de. am na kuy fecc suñu kanam am na kuy wane boppam. jëlal ma kii yow. waaw c'est bon c'est bon. jëlal ma kii ñu dem ci yeneen ñaari xar yi. jëlal ma tëng bi kii borom coow laa ngi nii. waaw ki waral coow laa ngi nii. waaw ki waral prix bu cher bi ci bergerie baa ngi nii. kii yaayam indi beauté bu macha allah bu doy waar mi ngi nii. kii man personnellement. personnellement. bu saa waay d'accord woon tey. xar mi du fanaan si kër gi. xar mi dégg. voilà donc mbokk éleveurs yi après bi ñu leen présenté li nga xam ne moom mooy li nekk ci bergerie bi dañuy ñëw ci benn femelle bi waral coow li une femelle très balèze une femelle exceptionnelle une femelle de qualité une femelle boo xamante ne nii li nekk ci moom ci cocktail lu doy waar la lu yéeme mu nekk femelle boo xamante ne nii képp koo xam ne éleveur nga fi ci Sénégal rek soo ko gisee mu lëmbe sa bët mu nekk benn femelle boo xamante ne nii képp koo xam ne éleveur nga soo ko gisee bëgg muy daagu fi nga xam ne moom mooy sa bergerie yi mbokk yi ñu defal leen ci benn présentation bu exceptionnelle mu nekk une des petites filles de Saloum Saloum waaye li ñuy wax tungu ne du teew ñu nataal ki nga xam ne moom mooy la propriétaire de la bergerie Lagane dinañ leen présenter ki nga xam ne moom mooy femelle bi fan la bokk kan mooy ndeyam ak kan mooy baayam ñaata at la am ñaata production la fi def est-ce que exceptionnel la lépp dina leer tey xaasum ma bàyyi la nga waxtaan ak moom ñu xamal ñu kan mooy femelle bi. ah dimbal nga ciy dugg femelle bi am na loo xam dinaa ko ci wax tuuti femelle bi bi ma fi jëkkee ñëw yaa 7 mois 8 mois si ginnaaw dama ñëw ñu def émission ma xool femelle bi mu impressionné ma trop ma gis ci qualité femelle laay wax. qualité femelle laa gis ci femelle bi muy soo xoolee femelle bi entier doon ni lii mooy defu femelle bi mu nekk femelle boo xam femelle la ci biir femelle yi man topp naa ci ba sonn ba fay naa ci prix yoo xam ni ki ma ko doon utloo egg na niveau boo xam ni femelle ma xam ni li ma ci fay femelle jar na ko Xaadim Caam a ngi nii mënul fexe ba téye femelle bi stabiliser ko ndax lan doolee femelle bi toisé nañ ko sànq am na lu mu génnee auteur boo xam ni kenn du koy rente boo leen xool femelle ku sañoon mu nekk sa kër li wóor te wóor mooy femelle bi fay nañ ci plus de 7 millions fay nañ ci plus de 8 millions borom nangu koo dégg gis nañ doom yi si biir kon bu ñuy wax tey gis nañ fi xar femelle yi bokk na si femelle yoo xam tey Sénégal gépp soxla nañ mu nekk femelle exceptionnelle fii si gétt gi tout à fait ki di wax Xaasim mi ngi ne taxaw dañu dégg bu ñu nee xar moom def naa lim ci wax kenn ko teggi Xaasim ñu ngi lay bàyyi nga jàngatal ñu waxtaanal ñu si xar mi. waaw xar bi nag dafa am benn anecdote bi ci am benn histoire bi ci am parce que dama toog benn jour xam sa gétt di def le roi du jour ma dugal benn jeune mâle boo xam ne jeune mâle bu weex tal la mu am fi benn genre tatouage bu ñuul nii am suñu benn waay bu ko gis ne ma xaasum jeune mâle bi dama bëgg xam ma fu mu ne waaye moom mooy digne petit fils de Maxu Sey mu ne ma wool ma ki seetal nga xool adresse ki ko moom ñu seeti ko ci laa dem defay enquête ñu ne ma Xaadim Caam bi nekk wetu terminus Liberté 5 moo ko moom Guèye Fara taal otoom ñu ànd dem biñu demee fa lañ fekk femelle bu nekk tëng muy nampal benn mbote bu ndaw buy doog a am ay 2 mois saa waay daanu leer ci jeune mâle bi daanu leer ci femelle bi ñu waxaale ñu fay ci xaalis bu bari booy bi bañ fa lañ ko bàyyi ci ginnaaw si laa dégg ni xar bi dañ koo jaay Touba gis nga li yàlla def jamono dox ñu ñëw fekk femelle bi fii ci bergerie bu Pape Ndiaye muy bergerie Lagane donc anecdote boobu moo am ci femelle bi may wax ne rek Pape Ndiaye na jàppaat femelle bu baax parce que femelle bi avant ñu koy xam sax topp naa ko ba sonn pour jënd ko borom bañ mu nekk femelle boo xam ne tey bu ñuy wax li nit ñi wër pour avenir nga xam ne laajum fi mu jëm fi nga xam ne fa la laajum jëm genre femelle yi mel nii la ñëpp bëgg a liggéey muy femelle boo xam ne bopp bi damm na am na doole fano baa ngay direeku mel ni nag mu ngi noonu donc loolu mooy histoire femelle bi muy femelle bu doy waar duggal nga wax ñu femelle bi kan la Pape Ndiaye ak nan nga def ba jot ko parce que ñun kii dafa mel da ngaa diwoo dara dem ñu jox la ko parce que topp nañ ci ba sonn ñu bañ. non borom moo doon sama xar rek muy Bàcc Ndaw moo boole Abdou Thiam wax dëgg Abdou Thiam dama xaritam lool nag moom it bi ma jëndee Ila Touba mu ne ma il faut nga wutaat ay femelle mu ne ma ne ko pourtant am na bu Abdou Thiam yoroon foire Tëngéej ba mu ne boo ko bëgg mën naa wax mu jox la ko
wax dëgg yàlla ci la ma ko jox ci njëg gu jàppandi loolu macha allah. waaw doomu Ouguiya la. Ouguiya Saloum Saloum. xëy na am na ñu ma gën a maîtriser mais loolu daal xam naa ko ci moom. mais est-ce que tey xar bi mi ngi koy jëndee direct kese nga ko jëndee wala yow moom taaram kese jaay na ko. li ma la wax rek man sama jëndum xar li ma ci xam daal man ay course ñaama lii baax na ma jënd bu nee baax na man xaw ma ci dara wax dëgg yàlla ba prix bi ma fay sax li muy bëri xaw ma naa ko ci amam de mosuma ko gëm. Xaadim lan nga wax ci femelle bi sa jàngat. su ñëwee diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax. bët du yenn waaye xam na lu bopp attan. jërul laaj deret jërul laaj capital génétique xoolal xar mi ak jëmmi xar mi. ak fi élevage toll. lan lañ soxla ci élevage. xar mu am lumière. xar mu rëy. xar mu am ossature bu doy waar. xar mu am beauté. ndax daje na ci xar mi wala dajewul ci xar mi. dolli ci LCS. dolli ci LCS. ak hauteur. loolu lañ soxla ci élevage. ndax mi ngi ci wala nekku ci. xam nga lan mooy sikkul xar mi. ñàkk moom. nañ ko ñaanal yàlla lafal ko cat guddal fanam lépp luñ soxla woon ci élevage su Sénégal. suñuy xaaree ci xar mi mën nañoo am lu kawe suñu njort. incha allah yàlla na ko yàlla may gudd fan. loo gis ak ku nekk sa wërsëg yi ko soxla bari nañ lool. torop def nañ ci loo xam ne ñun sax buñ ko ci mënoon it duñ ko ci def ndax. sunu am tolluwul noonu. waaye ñun la ko yàlla dégle. waaw ñun la ko yàlla dégle. mu ngi noonu gis ngeen kii doomam la kii la feral mbote bu rafet bi waaw gars yi jël leen mbote bu rafet bii la feral muy mbote boo xam ne bu màggee vraiment kenn bu mënul yaayam du ko mën. dëgg parce que déjà 4 mois am sax matul. vraiment kon nag ñu dem ci Ali Kalaj gi ah. waaw Xaadim. waaw ñu dem ci Ali Kalaj gi ki nga xam ne moo tax ñëpp jóg. demal yóbbu. dañuy dugal nag beneen daanaan dugal un champion parce que buñ nee jëtt rek ne mal améliorateur exceptionnel de dimension extraordinaire mu nekk mal boo xam ne li mu yor ci gène kenn mënu laa wax nu mu toll. mu nekk mal boo xamante ne li mu yor ci capital génétique nëbb ko lu ci bari feeñagul mais comme ni ma koy waxee rek présentation. ki la ko mën a yaatalal dëgg mooy ki nga xam ne moom moo yor xar bi. ñu xamal ñu kan mooy mal bi xamal ñu fu mu bokk. ngir ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne dañuy jël mal boobu yóbbu ko suñu kër. waaw. daa koy. heureusement nag mal bi tey Xaadim non mal bi tey kenn du ko tagg man maa koy tagg man maay tagg ba juróom-ñaari maamam ba juróom-ñetti maamam ma taxaw. ma tagg ko ci ngir fi mu bokk. waaw man ma tagg ko ci ngir fi mu bokk. man maa koy tagg. taggal ma tagg ci fi mu bokk. ak fi mu ñëw Ila Touba. waaw magistrat. waaw Cheikh Diop. Cheikh Diop. Mourid. waaw Mourid. Daouda. Karim Sitor bu ndaw Mourid Sitor bu mag. ma dolli la ci ñaar. Ila Touba. jaar ci APS bi. ñëw Touba. doomi Adja Farma jaa ngi nii. doomi Daaru Salaam jaa ngi nii. ki dëkku maam Cheikh Anta ngi nii di ñëw. ñu xool ko léegi déggu ma fu mu jaar nga ni. kii Ila Touba jaar ci APS bi ñëw Touba. doomi Adja Farma jaa ngi nii. doomi Daaru Salaam a ngi nii. sëtu Mastra ngi nii. lu mu def du ñu bett ci élevage ndax ngi maamam. kon doxalal mu dem. lan la ñu jox comme auteur. parce que dégg naa ni maal bi njool na lool macha allah natt nañ ko ci natt bu sévère boo xam ni. kenn kuy xalaata yorum xar di ko natt amut. mais dañoo bañ a nax suñu bopp nattub kër. am na noo koy natt rek da ngay nax sa bopp. génne na macération xam ni. su yemoon fii sax doy nañu neex nañu. lan la génne. génne na 114 yu wér péng ci daaj péng. ba mel ni koy tabax. mu génne 114. Foyete ah. LCS Foyete. Xaadim waaw LCS bi. LCS bi biñ ko nattee 159. ci natt bu sévère boo xam ne ku coroon centimètre fa xawma la ñi ma woo koo natt ma taxaw. macha allah. kon doomu magistrat baa ngi nii. mooy auteur bi moom du ma am lu ma cee laam-laay parce que tey man su ma taxawee xam nga man gàttuma. waaw xoolal xarit fi may toll. kon nga xam ne tey bu ñu nee 114 yi. tey waa ji koy man sama kanam dañ koy toise sama kanam. c'est grave loo xam ne 4 fois presque 5 fois. pratiquement même mensuration la génne. kon muy xar moo xam ni defe naa ne ku sañoon mu daggu sa kër. xar la moo xam ni lépp lu ñuy laaj ci xar mi ngi si moom mais nag xale la defagul dara. parce que li mu war a liggéey des na lu bëree bëri. peut-être Pape xam naa ne bu ci jógee. dina ko dugalal ay femelle. dina ànd ak sa waay mu jox ko ay femelle. Youssou John jox ko ay femelle mu dolli kooko parce que kii gëm naa ni parce que Touba am na loo xam am nañ ko mais am na lu ñu manqué dañoo doon liggéey si ado bi te ado bi ñëpp xam nañ li mu doon def mais nag heureusement bi mu ñëwee indi kii nga xam ne yëkkati ko na jóg taxaw si kaw booleeg LCS bu am solo ñoom ñaar mu boole leen te la preuve en est que xaar liñ koy soxlaa loo gisee lii si phénotype bi daf koy mu fekk dafa nekk mu nekk si gène bi te boo leen xoolee doom yi ñu jot a génnee kon da ngeen daf lay wóor ni leen li ñuy soxla géniteur mi ngi si moom
géniteur da ngay yor sa li nga yor di ko jox say doom foofu la ni xam ki mooy géniteur mais xar yu bari ñu ngi fi mais buñ la juralee da nga naan est-ce que xar mee ko jur da nga koy laajaat mais kii boo gisee doom yi fi jot a jur da nga xam ni li mu fi jot a def géniteur plein la kon Xaasim xar mi la gars yu bëri di wër moo nekk nii Xaasim Xaadim nga jege si Xaadim lan moo la gën a neex ci xar bi lépp lan moo ma gën a neex ci xar bi jëmmi xar bi dayoo xar bi rafetaayu xar bi waaye nag la muy jur jeune bi ndax xar mën na rëy mën na gudd mën na am waaye maturation waaye comme ni ko Mbaye gisee wax saa yoo demee bergerie ba mu nekk ñu nëbbale ay doomam naan la sama maal bu fi jaaroo na ko jur kii nag ñëpp dañuy tiituroo boobu ñëwee ñu woon la lim jur demal kër Youssou Dione ñëwal fii demal feneen ak feneen waaye lépp nag ñu ngi koy sant As Joxaane ab liggéeyam xar bi li ñu neex ci moom bari na buñ ko dee lim dañ koy catu ci nañ ko ñaanal fanu gudd ma gis ni moom dafay def yax mooy lu jafe muy doole damay gis ni sax moom doom yi muy jur sax ñoo gën a am doole que par rapport ak moom est-ce que loolu mën nga ko confirmer si loolu mooy champion du jur luy tolloog moom ndax kon avancé wut day jur lu ko man te kii macha allah ci ñi mu jur Mbaye gisee xar bii mu jafandu tëng bii mu jafandu man ci lu doy waar xar bi moo ko jur macha allah Pape Ndiaye jege sil lan moo la gën a neex ci maal bi ba tax nga dem dellu Touba Dakar jëli maal bi indiwaat ko maal bi mën naa ne la lépp neex na ma ci moom ndax man luy produire laa doon wër am naa ko wax dëgg yàlla bokk na fu baax te aussi li mu fi produire ñëpp gis nañ ko maas loolu laa bëggoon ci xaar wax dëgg yàlla. kan moo la déey na nga jëli maal bi. Youssou Dione. Youssou Dione ah Youssou grand éleveur Youssou lan nga gisoon ci xaar bi ba tax nga ne moom na ko jëli. maanaam li ma ci gisoon ba tax ma da ko jëli parce que man yoroon naa du magistrat bi mais li tax ma jëloo ko ji mooy yaay ji Adja Fatma bi muy Abdou Fall bi Adja Fatma kan moo ko jur Mahfous moo ko jur Abdou Fall te yaay ji moo jëloon suma 2018 deuxième femelle Adam kon nga xam ne kon doxaru caaxaan. mbaar xam nga ni Abdou Fall magam bu góor bu mbokkal ndey ak baay man mi maa ko yoroon. yow xam nga kon li ma lay wax ci xar bi kon kay. Abdou Fall bu muy nekk jeune mal seeti naa ko xam ko bu baax lan nga gis ci maal bi. sëñ bi xar bi man damay jàpp ne xar bi dafa am baatin bu ci dugg ndax tur wi rek moo njëkk feeñal baatin te tey jii bi nga xamee ne ñi ngi tuddee As Joxaane maa ngi koy nuyu lu gën a bari li nga xam ne moo di sunu foire mu nekk ki nga xam mooy parrain bi koroog man ñi bokkoon ci délégation bi ci laa bokk bi doon yóbbu lettre parrainage bi koroog xar bi ñu ngi ko fekk kër As Joxaane ñu génn ko bi mu génnee ñun ñëpp danoo am mbégte ngir xar bi ñëw Touba wallaahi Youssou Dione mii koroog ñëw na ca kon loolu lan sëñ bi fayee li muy wax ne lu baax lu nekk dina ko xëcc andi Touba xar bii ab joxoñ la ci mu nekk xar boo xam ne nii producteur la xar bu bëri jeune xar boo xam boo gisee ay doomam macha allah cër yi tàqalikoo nan te tamit xar day góore xar bi macha allah góore nan doone amul kornu kornu am na auteur bi dikk na ndax ñi ko tatoué rek gis nañ ko en même temps moom wax dëgg yàlla am daal macha allah yàlla na ko seen borom defal tawfeex ba li mu bëgg nga wax lu am solo nga ne xar day góore mais est-ce que jeune am góore na waaw boo gisee doom yi nga xam moom lay jur xar bu la dàq jur góor rek da lay dàq jur jigéen ndax tey jii xar li nga xam ne moom la mënul mooy jur góor xar bu ko mën a remplacer waaye xar bu koy def xamal ne bu la juree lay jigéen rek falilaahi alhamdu macha allah ca xar bi mi ngi koy def ndax xar yu góor yi nga gis moom produire ko yëpp andi nañ li nga xam mooy robb bi andi nañ doole ji cër yi tàqali koy ak poitrine bi andi nañ tamit ossature bi andi nañ tamit corne yi kon xar bi mi ngi jur lu góore neex mi ngi góoree jërëjëf macha allah Ablaye Sarr wax ñu sa appréciation ci maal bi. waaw ak tur bu rëy bi mu tudd nag. waaw Xaasim doomu Adja Farma tey jotut sikk sàkk ndax Adja Farma bi muy jël deuxième du gàcce pour mu jël deuxième ndax ku la raw ñu ne naw mi bergerie bu mu nekk nga koy tëkkale am maal kon xar bu topp ci moom rek kon kooku jëru ñu lay contexté ki jëloon troisième mooy rafet naa bu Touba kon tey xar bi biñ ko doon jëli xam nañ xar bi ci capital génétique bi mu bokk ak ci gène bi mu bokk ndax doomu Adja Farma rek jar na recruter. macha allah am na solo. waaye sànni ci benn baat Xaasim. léegi yow li ma lay laaj mooy. waaw le mot de la fin ak nan nga gisee liggéey bu am solo bi nga xam ne équipe Ladoum du Monde ñu ngi koy liggéey. waaw ànd nag ak ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi ñuy représenté fii ci Touba muy Xaadim ak Ablaye Sarr mi nekk suñu ginnaaw. macha allah kon ni ma gisee liggéey Ladoum du Monde ca kaw ca kanam ndax Xaadim nu mu jiite yaakaar naa dina dem macha allah
ak Ablaye Sarr muy ko xam xar ko xolam rafet ku yéene ñëpp jàmm seen liggéey it sikk si mooy ñàkk ñëw ci koo ngeen demul ci moom daal mooy sikk si waaye képp ku ngeen dem ci moom dina xam ne Ladoum du Monde amul sikk ndax dina wane li nga liggéey dina la encouragé dina wax li nga yokk dina la wax li ngay wàññi te dina la encouragé ba nga gën a góorgóorlu waaye nag olof dañuy tàgge boo gis am na jàppal diw mën a jënd xar yomb na mën a jënd xont yomb na waaye yor xar moo jafe kii mooy affaire bi kii mooy Demba. Demba la ñuy mujjee ci moom ñu tëjee ci moom Demba dégg naa bergerie bi dafa xawoon doy waar lool xaw a sant ndaw ñu jëli la nga ñëw redressé bergerie bi Demba lan mooy sa secret. non liggéey moom liggéey boo xoolee liggéey moom ñi ay mala la xamuñu dara liggéey ba si xol bi la waaw liggéey yëpp xol bi waaw yéene waaw man plus tamit damay sant bu baax a baax suñu borom waaye sant sama patron tamit dama koy remercier bu baax a baax. waaw liggéey boobu man liggéey naa depuis 2006 laa commencé liggéey Ladoum waaw liggéey naa ba léegi gars yi ñooy woo téléphone kaa yor sama xarit am na lu muy woo nit yi woo ma téléphone mosuma ko xam fii si Touba bi pour ma ñëw yor xar yi mën na ko loolu mun ma ko loolu. sa patron est-ce que dina tax xam lu jox ma lekk jox ma naan bàyyil ma sang xar yi. non franchement moom man mun naa sang ko xar yi yëpp. yow kenn waaw. macha allah mun naa sang xar yi kenn. xanaa da nga am secret. non. xar bii nga xam ne mënoo ko téye nga sang ko yow kenn. waaw mun naa ko sang man kese. nan ngay def. dama koy yow. grand na nga sawa bi est-ce que kii nga xam ne moom nga nekkal des fois di nga dem ba sentir ni ay xar moo leen boole wala da ngay dem ba sentir ni kii yéen a bokk ndey ak baay. ni mu lay jàppee rek kam mun na loolu jàppee. waaw man tamit waaw loolu la ma jàpp comme rak man tamit dama ko jàpp comme sama mag waaw. lan nga ñu mën a wax ci moom dëgg. non franchement moom nit ku baax la c'est très gentil. waaw nit ku baax la. dafa yéene doomu aadama. loolu mooy àdduna. waaw xolam bi dafa rafet tamit. amul benn sikki sak. waaw. Mbaye ma dolli ci ni. kii dafa def lu jafe. mais yàlla mooy boole xaaj ak xaaj muy miis. ndax du moom rek moo fi ne de. daaw xawma daaw jéeg la fi jabaram ñëw fii la nekk. ba am na fi doom ba tudde ko fi te loolu yëngut ci sàmm. ah te soxnaam boo ko dikkee buñ la waxul kii mooy soxna Demba da nga naan ci kër gi lay sëy. mais loolu kon baaxu Demba ak yaruk Demba ak nu mu war a nekkee ci kër gi la rek. ndax nit ki mënut a ñàkk sikk. xañ na pap mën na bañ a complet waaye Demba daal mention spéciale. ku sañoon ko amul sàmm am ku mel ni Demba. léegi ñu dem ci femelle bi nga xam ne moom la ñu bëgg a mujjee muy femelle boo xam ne moom mooy recrue parce que bu ñu jëlee ñëwri bi jaay ko nit ñi ko laay femelle bii la ñuy indi ñu remplacer ko femelle boobu waaye nag boo ko xoolee ci jëmm rafet na lool waaye nag xar mën na koo dàq ci gis-gis waaye li ma gën a jaaxal ci xar bi dama gis ay doomam muy def ay doom yi doy waar Pape. waaw xar day bii de macha allah li ma gisagul mu def ko wax dëgg yàlla dal na mu xel lool. waaw waaye li ci gën a neex nag mooy ki bëgg a jëloon ba mu ñëwee tegal la ma ci xaalis bari yow mën naa koo jël loolu na wax dëgg yàlla firnde la ci lu matul semaine waaw produit nag loolu am na ci solo lool mooy ki la ko jëndal boo bëggoon a jaay xam nga ñu bari dañ la jëndal xar mais boo doon jaay tey dañ la naa la wural client mais li ma la jaay mën naa ci teg ci 1 million ci lu matul 2 jours wax dëgg yàlla loolu xam da nga xam ne am nga produit bu baax tey loolu mooy course nag. mais est-ce que dëggalul li may wax ni am na looy diw parce que mënu ma la jaay xar 2 jours ma ñëw fayaat teg ci 1 million. diw xanaa jàpp danaa ko def. kon jàpp dafay yombal mbir mi. naa jàpp daal daa julli moom xam nga nag lii diw. joxal sa waay moom commentaire femelle bi macha allah. femelle bi mooy kan ak fan la bokk. asalaamaaleykum Ladoum du Monde. asalaamaaleykum gars yi taxaw ñu ngi leen di siyaar ñëpp di siyaar bépp éleveur. di leen wax ne Abo Fall mooy nuyoo bu Touba Darou Minam di wax ne famille bii ñuy présenté tey ñu àndoon ak Pam Ndiaye wutalik ko ci it da nga wax sax ne dafa am lum diwoo mais man gisuma lum diwoo li ma gis mooy jikkoom ju baax ndax mi ngi may dégg mi ngi taxaw bi mu may woo ne ma dama juboo ci benn famille def it loo xam ne dinaa ko wax pour éleveurs yi ku ne nga bàyyi ko xel booy jaay ndax ñu fay la xaalis ci famille fay la xaalis bu bari bi ma njëkkee woo ne ma sama famille bi fay nañ ma xaalis ma ne ko saa yi tee ngaa jaay liñ lay song bari na macha allah mu ne ma nag léegi Abo man pour ma jaay il faut ma gis loo xam ne bu ma ko jaayee dinaa ko mën a dugalaat ba pare ma ne ko loolu garaawut man mën naa laa wutal
mu ne ma loolu de boo ko waxee dinaa ko gëm mais est-ce que mën na maa amaat lu mel ne wala lu ko jege ma ne ko léegi nooy def mooy da ngay ñëw boo ñëwee nga taal sa oto ñu dem ba ma wan la ba nga teg sa bët ba pare nga doog a encaissé moom itam doylu gu mu am xam nga taal sa oto fii ba Thiès def gasoil frais prix de 40 000 ci loo xam ne gisagoo dara loolu mooy wane ne yow li nga nekk bëgg nga ko te am nga ci yaakaar kon loolu soññee la ba tey bañ demee it ma wan ko mu méngoo ak li mu bëgg yàlla dogal ñu recruter famille bi mu ànd ak doomam famille bi tudd Ndey Faatu ba noppi famille bi dañu jël benn doomu maktum bu góor ak benn doomu maktum bu jigéen ñu croisé ko ci maal boo xam ne dañu jël docteur Fall di doomu magistrat ñu teg ko ci doomu mara bu jigéen mu génne benn maal ñu koy wax grand magal ñu jël ko teg ko ci doomu maktum bu jigéen boobu croisé ko ak doomu maktum bi kii juddu nga xam ne kon foofu li fi nekk da ngay wax da ngay mën a xam ne dem na ci Aïssa ñaari yoon ndax boo nee ado boo nee mara da nga naan ado ne ado ne Aïssa boo nee docteur Fall da nga naan magistrat ne Aïssa ba noppi nga xam ne ci wàllu yaayam nekk 100% maktum kon moo waral moom ba mu demee mu gis lu ko satisfaire ndax xar mi songu nañ doomam bu jigéen dem ba def ci 4 millions waa ji ne 5 millions yi mënu ko wàññi dërëm ñu doog a jënd benn añal boo xam ne boole koog moom ci njëg goo xam ne wax dëgg yàlla macha allah bi mu ñëwee waxul ma la man li ma ko tegal mais tey bu doon jaayee li ma ko tegal ku ne mën nga ko. di ko gërëm di gërëm waa Ladoum du monde yëpp di leen wax ne leen recrutement bi yàlla na bokk ci li gën a barkeel ci moom wax dëgg yàlla ndax ñun suñu xol sedd na ci guy bañ ñëwee ba ñëw it suñu xol sedd na ci wax dëgg yàlla. damay dëggal li nga wax parce que bi ma ñëwee dañu ma présenté doomam présenté ma beneen toomu beneen xar ñu ne ma tànnal ma tànn doomam te boobu gisuma ko pour dëggal li ngay wax vraiment. voilà donc sunu mbokk internautes yi l'émission tire à sa fin li duuf ci ñag bi yëpp nag xajul ci cin wi di leen wax ni ñi ngi woon fii ci bergerie Lagane bu Pape Ndiaye fii ci Daaru Tanzil ñu àndoon ci ak équipe bu ki nga xam ne moom mooy Ladoum du monde bi ak sunu journaliste incontournable bii di Alioune Mbaye ak ki nga xam ne moom moo ko feel woon di Xaasum Kan ak sunu 2 caméramans yi nga xamante ni ay champion lañ daanaan lañ vraiment ak ki nga xam ne moom mooy sunu président di Mbaye Guissé mais di leen wax rek ne aussi comme ni ñu leen ko waxee woon journée bu tay bi jot nañ dem seeti ñaari éleveur ñaari champion fii ci Touba muy Youssou Dione ak Pape Ndiaye du jeex comme VSD lañ waxoon vendredi samedi dimanche suba incha allah dinañ demaat seeti yeneen champion yeneen daanaan yi nga xam ne seen xam-xam ak seen élevage fii ci Touba jar nañu yaatal ko donc mbokk internautes yi ñu ngi leen di jox dig daje incha allah rabbi suba ci samedi bi ak yeneen ñaari éleveur ngir satisfaire leen ngir bégal leen ngir ngeen xam li nga xam ne moom mooy nekk ci élevage ci Touba bi jaa ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.